waaw chaise anglaise peinture carreau lampe yu leer nañ climatiseur siwo bati la siwo bati dara fi jaarati siwo bati la siwo bati la siwo bati la siwo bati la daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siyo Bati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam chaise anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siyobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siyo Bati votre quincaillerie de référence. bu Tapha Gueye war a bëri si bëre ba wala dugg si ba wala xëppoo bu ma xëppoo soow ba. non dugg si bi rek day xam da ngay xam ne dugg si bi am na njariñ dugg si bi rek xam nga Mbaye Gueye bi muy dajeeg Double Less gis nga ci loge officielle ba fa la ñu muur Mbaye Gueye am ku ñu muur Mbaye Gueye war a jaare noonu te du Mbaye Gueye bi muy ñëw am lu ko Double Less waroon a sànni joxoñ ko mais bi Mbaye Gueye jaaree foofu ñu muur mbër faas ëmb ko di wàcc ak moom Double Less yaakaar ne Mbaye Gueye ñëw sànni ko loolu joxoñ ko te du Mbaye Gueye waa ji ñëw ba ci biir géew bi ñu muuri ko du Mbaye Gueye Mbaye Gueye bu ma saan a taxaw ci buntu stade bi nga bokk faas wala nga bokk beneen écurie ak koo mën a doon di nga jóg taxaw. dig bi mooy revanche bi parce que dañu njëkk a bëri Double Less daan ko Double Less ak Mbaye Gueye histoire la Double Less kër ñoom Mbaye Gueye la dëkkoon di yeewoo ca kër ga di ànd ak ndongo rek ko Mbaye Gueye Double Less Mbaye Gueye ko jëlee Serekunda moo ko fekk Serekunda ne ko boo bëggee xaalis da ngay ñëw Sénégal nga bëri si bi mu ñëwee kër ñoom Mbaye Gueye la dëkk ci biir kër gi. ci biir kër gi di ànd ak ndongo rek ko Mbaye Gueye nekk fa ba bés mu xëy ne Mbaye Gueye damay nuyu sam benn nijaay ndekete booba boo jógee Fass dem rue 41 am na góor gu ñu daan wax du jaañ kippi ko ndekete ñoo ko woo ne ko fii tànk yaa ngi fi ne doo fël la da ngay ñëw ñu téye la nga ñëw songi ñoom Mbaye Gueye ci Mbaye Gueye sax dina koy nettali nee na yaayam ne ko kii war nar naa am évidemment c'était ça. nga gis Moustapha Gueye buy ñëw nga gis muy dox de gauche à droite fu nekk mu di fa jam bët gars yi dar ko ñuy waaxu yenn xeetu waaxu yooyu loolu mais aar la artiste ngay doon nga gis muy waaxu di dox fu nekk mu di fa jam bët gars yi dar ko gisoo même Gris Bordeaux buy dugg làmb dugg bu garaaw lay dugg parce que loolu ñoom dañu ko donn te loolu dafa bokk ci ak mbër day may mbër doole ba pare day am lu muy jox amateur bi toog ci kaw tribune bi di xool. keroog bi Gris Bordeaux di dóor bàyyi ma njoor mu daanu ñun combat boobu ñoo ko tëgg àndoon ci ak 2STV ci côté virage bi féete côté kii bi nu mu tuddati xaw ma Sicap xaw ma voilà mais keroog benn genre mbaaru néegu ñax la ñu jël Gris Bordeaux dugg ci biir ñu Mbaye Gueye encadré ko ñu tànt mbaar mi nii jóge ci côté boobu di dox di ñëw ci loge officielle bi ma dajeeg ñoom mais man bien vrai que dama jàppoon mais bi ñu rombee dama taxaw di leen seetaan mujj gi mënatuma ko muñ ma topp leen parce que tellement que dafa aaree dafa lambee benn genre gis nga néegu ñax yooyu lañ ko dugal ci biir mu tiim ko ñoom ñu nekk ci biir di dox di ñëw yow mi supporté Gris Bordeaux da ngay xam ne kii tey fii fekk jant bi sowul
fii ba suba du daanu parce que dañu ko ngemb nga xam ne lii aussi dafa ñëw nga gis ñoom Mbaye Guèye ak ñëpp dar ko nga xam ne lii mooy làmb yooyu dafa neex làmb noonu la. loolu la. benn tali moo dox seen diggante Double Less ak Mbaye Guèye bu ñu daan bëri foofu tension la. fii équipe bu ñuy wax njàccaar nekk fa la Double Less njëkk daan ngemboo ak ñoom góor gi du jaañ bu 3 ko cee. ñu njëkk a bëre Double Less daan ko. waaye revanche bi diggante revanche bi moo metti woon. man ñëw naa Iba Mar gis Mbaye Guèye ñëw Iba Mar fekk Double Less ca kaw. mu jaar ca gannaaw dëkk ko ci tribune bi xeex ak moom ñoom mbiita àtte ñu xeex ñu tasaaroo foofu. après mooy revanche bi nag mooy verdict boobu ñuy wax ba léegi. parce que Double Less daanuwul en tout cas bi ko Mbaye wéyalee ànd nañu dem Mbaye rocceeku dem ñibbi. kon joxewuñ verdict ba léegi El Hadj Mansour ci la ñu toog ñu ne ko El Hadj Mansour lu xew lu indi verdict bi. mooy à l'antenne El Hadj Malick lu xew mu ne verdict bi la ñuy xaar ba tey. boobu reporter du joxe verdict c'est l'arbitre ngay xool mu yëkkiloo te c'est ce qui est normal jusqu'à présent. tey làmb kenn du wax làmb te tuddloo Mbaye Guèye loolu yàllaa ko def. tey ku bëgg làmb yàlla ak Mbaye Guèye tax. mu nekk icône boo xamante ni tey Sénégal kenn du ko fàtte. du ñu dem sax ba suñu sëti bu ñuy tudd lañ leen naan ndax xamoon nga Mbaye Guèye. xam nga kooku tey yàlla def na tey mu feebar mag la nag mu feebar. waaw. wax dëgg yàlla kooku dañuy ñaan état bi nag wax dëgg yàlla rek mooy Macky Sall ci boppam. waaw mu toppatul ñu leen toppatul ñu ñoom Boy Bambara parce que ñooñu tey wax dëgg yàlla vitrine lañu. pour le Sénégal vitrine lañu pour le sport. te je pense que ni tey soxla nañu taxaw. taxaw tey waaw soxla nañu parce que Mbaye Guèye. Bombardier Modou Lo mooy Mbaye Guèye Moussa Diame mais Mbaye Guèye daanoon te Moussa Diame moo ëppoon Bombardier il faisait 140 kilos Mbaye Guèye dafa amoon fit ba pare siiw ba pare doonoon leader moom leadership la woon gisoon ko nii rek sax plaisir la Mbaye Guèye ngi fii balaa ngay toog 5 minutes mbooloo mi wër ko mais dafa xamoon ni muy garder oram malheureusement que bu doon jamono ji tey c'est un multimilliardaire. Mbaye Guèye moo njëkk a indi blouson ci làmb sol ko écurie bu am récépissé. Fass Mbaye Guèye il était administratif ba pare dafa mënoon gérer carrière am ba pare amoon chance ñu encadré ko. dafa amoon kilifa daal. ah si dafa amoon ay sunu ay grand ñoom Pape Dieng Blaki Pape Dieng bu Sud FM. gars yooyu nga xam ne teel nañu dem France teel nañu ñëw xam nañu nu ñuy gérer vedette ak ñu mel noonu amoon ay ménagers yu mel nii ay Sesman fekk wu leen ay gars yu audace ay Ndioba Diaw ñoom ñëpp Habib Guèye ñoo encadré woon Mbaye Guèye ay ñoo xam ne ci Ndakaaru c'était des gens yoo xam ne ay Jacques Sow des karatéka des judoka yooyu yëpp dañu ne ko autour de Mbaye Guèye daan ko jàppale. loolu tax Mbaye Guèye attention boo ko gisaatee léegi da ngay xam ne àdduna du dara. waaw du dara par rapport ak xale yi léegi moo gënoon siiw Modou Lo. Mbaye Guèye moo gënoon siiw Modou Lo. dëgg la waaw. man gis naa ko bu yàggul Lamine. mais bi ma gisee Mbaye Guèye. bi nga ñëwee Sénégal gis nga ko. bi ma ñëwee Sénégal gis naa ko. ok waaw. waaw parce que bi ma ñëwee ma jàkkaarloog Mbaye Guèye dama doon jooy du dara nag c'est que il était bien et bien portant doon tane mais. le fait xamoon Mbaye Guèye xam kii ban genre nit la woon xam ni mu meloon wax dëgg yàlla mais tey nga gis ko wax dëgg yàlla feebar bi téye ko ñu amputé benn tànk bi waaw yaram daal di daw na du dëgg après sa xel daf lay jox ni la mais ñun les anciens sportifs ñaanuñu yàlla àgg foofu mais bu subaa bu ñu nekkee ci situation bi naka lay demee en fait en quelque sorte parce que tey réew am na loo xamante ni boo fa demee ba nga xamante ni tey jii ñëpp xam nañ ni sa drapeau réew yóbbu nga ko fu nekk wax dëgg yàlla am na foo xamante ni boo fa tolloo état bi war na la mën a jël en charge di la toppatoo ba nga xamante ni boo feebaree tu auras les meilleurs soins possibles ba keroog yàlla di def la muy def. te c'est bien beau nag c'est bien beau tey comme. le ministre de sport gàcce moom li mu mën mi ngi koy def mais ba tey am na yoo xam ne du moom moo koy décider dem na seeti Mbaye Guèye am lu mu fa joxee keneen ak keneen noonu mais war naa mën a gën a rafet noonu en fait pour que aussi Sénégal jeunesse ba di naan réew kat boo fi defee lu rëy am lu rëy boo demee am na loo xam ne boo ko defee sa réew
yóbbu sa drapeau fu ko kenn yóbbuwul. am na foo xamante ni boo fa tolloo ci at au moins sax réew mi dana la toppatoo. te nekk na loo xamante ni tey jii wax dëgg yàlla amul Sénégal. mais dañuy am yaakaar rek parce que li tax may wax Macky Sall mooy tey yàlla def na lenn boo xoolee ci gis-gis. ak ci dégg-dégg Macky Sall fu mu dégg problème rek. dem na wane fa boppam. kii nga xamante ni nag tey moom mooy jabaram Marème Faye Sall moom it fépp fu mu dégg rek jigéen ñu mbootaay ni quoi que ce soit feebar nañ wala am nañ jafe-jafe mu jël leen en charge mais tey wax dëgg yàlla Macky Sall moom dañ koy ñaan wax dëgg yàlla mu toppatool ñu suñu anciens sportifs yooyu. mu toppatool ñu suñu anciens sportifs yooyu. mais Mbaye Gueye moom demandé wul dara moom ak famille bi. non xam nga Mbaye Gueye dinaa la wax dara demandé wu il a rien demandé. il est entre de bonnes mains xam nga tey Moustapha Gueye man dama koo gën a naw sax dama koo gën a foog parce que tey ni muy toppatoowee Mbaye Gueye nit ku ci nekk di nga ñaan yàlla am rakk bu la toppatoo na suba boo nekkee ci ay jafe-jafe. xam nga Mbaye Gueye bi kaam commencé critique pourtant da ko yóbbu ci benn clinique boo xamante ni tey wax dëgg yàlla ñoom seen liggéey rek mooy toppatoo ku nekk ci situation bi Mbaye Gueye di nekk mais pour te dire que ni foofu boo fa nekkee nii rek. les 10 jours rek tu payes plus de 1 million te Mbaye Gueye xaw na fa yàgg te pourtant kenn musul dégg Moustapha Gueye ngaa wax ni quoi que ce soit te mi ngi koy def nag te laajul kenn dara du dëgg. loolu def na fa ñaata jour wala ñaata mois. non mënu ma la wax ni ñaata temps ñaata mois la fa def mais foofu daal ce qui est sûr et certain daal les 10 jours ça dépasse les 1 million et quelque. du dëgg sant yàlla nag comme li ma la wax rek Mbaye Gueye il a rien demandé mais. li tax man may wax loolu parce que man mii di wax ak yow def naa Sénégal loo xamante ni tey wax dëgg yàlla loolu lay ñaan tamit samay doom wala samay sët def ko mooy fexe yóbbu sa réew foo xamante ni tey wax dëgg yàlla adduna bi yëpp dañ koy wax. du dëgg nekk champion du monde du dëgg nekk Sénégal bi njëkk indi médaille d'or mondial ci Sénégal amuma nag ati ñoom Mbaye Gueye am mais on ne sait jamais de quoi il est fait demain mais suba mën nañu nekk situation boo xamante ni peut-être dañuy xaar peut-être que ni suñu réew. mi nga xam ne jaraloon na lu nekk parce que mënoon nañ dee ci kaw tapis bi mën nañ def lu nekk mais teewul suñu réewul ñu ko jalaloon mais tey bëgg nañu wax dëgg yàlla suñu réew di ñu bàyyi xel suñu réew di toppatoo les anciens sportifs ba nga xam ne ñun dinañ rafet njort ci suba wala gannaaw suba. waaw loolu am na solo trop nag wax dëgg yàlla. te comme ni ma la ko waxee rek di rafet njort di am yaqin ni xëy na peut-être que ni Macky Sall yëgul lii. mais xëy na Macky Sall wax dëgg yàlla bu ko yëgee wax dëgg yàlla dina ko saafara. du joxe xaalis comme il a bien fait nag kenn dooy feebar na ñu yëkkati 10 millions jox ko c'est bien beau mais pour man am na neneen noo xamante ni tey jii dinañ ko gën a soxla mooy daal fexe bu ñu bëggee faju lu mu mënti doon lu mu laaj danañ faju te duñu fay dara te loolu njiitu réew mi mën na ko. waaw chef anglaise peinture carreau. lampe bu leer nañ climatiseur siwo bati la siwo bati dara fi jaarati siwo bati la siwo bati la siwo bati la siwo bati la. daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siyo Bati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siyobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siyo Bati votre quincaillerie de référence.